Asalaamaaleykum diaspora bi salaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi ñëw tey nag di dalal suñu gan gi ci biir site bii di Taniagnel TV Sora Malick la ñu bëgg a dalal tey ci kër gi. Makumba artiste Makumba. ok Makumba Ndiaye. Makumba Ndiaye mais ñu gën laa xam ci Zo. voilà waa kay Zo tey yow la ñu ñëw seet si ndax da nga am programme fii at Parcelles. at programme bi yaatu na mais bëgg nañoo xam kan mooy Zo Makumba Ndiaye Diatta. waaw Makumba dafa nekk doomi sénégalais bu nekk Finlande dëkk fa depuis 10 ans di yëngatu ci art ak ci wàllum musique ci wàllum peinture waaye sama liggéey dafa nekk damay liggéey ci dans le domaine de la santé parce que foofu dama fay liggéey comme infirmier en même temps donc di boole art bi ak santé bi loolu ñu koy woowee art thérapie donc ren ji nag moom ñu ñëwaat di defar bii mooy suñu deuxième édition festival Dakar Finland Music Festival daaw am na benn bu ñu defoon ren ji nag ñu ñëw di ko dolli war xool ba xam fu mu jëm. D'accord léegi bëgg naa xam art bi nan nga ci duggee don la wala. waaw art bi moom déjà boo xoolee fi ma juddoo maa ngi juddoo Niacoker booru village des arts donc dama ci juddu mun naa wax daanaka parce que bu ma nekkee xale bi tuuti laa commencé woon di defar ay affaire art ak yu demee noonu màgg ak moom li ma wër yëpp art la ne ko li ma wër yëpp art la moom laa màggee moom laay dundee waaw te moom ma may lépp lu ma am moom ma tukkiloo moom ma xamloo ay nit moom ma def wërloo àdduna ba yegg si fii nii. léegi musique bi bëgg naa xam tey nan nga def ba di musique bi di dem à l'extérieur ñëpp di ko mën di déglu étranger yi ak ñi nga xam ne tey ñoo ngi fii. waaw musique bi moom comme ni mu koy waxee rek nee naa musique dafa am ay xeetu musique yu bëri am na musique boo xam ne da nga koy def mooy musique business am na musique boo xam ne da nga koy def musique passion la am na musique boo xam ne dafay nekk ay musique de projet man projet lay def damay utiliser musique bi. di ci def ay projet parce que dama naan musique bu kese tout le temps dama naan pour Mumbai rek la waaye lan nga mën a delloo njukkeel moom mooy ñeneen ñi nga xam ne ñoo lay déglu mooy population bi ci yeneen activité quoi donc man musique boobu lay def. ok léegi musique boobu ngay def bëgg naa xam lan nga ci jànkonte ak lan nga xam ne nii mooy sa objectif tey ci musique bi ba pare ma doog a ñëw ci art bi. waaw sama objectif ci musique bi moom la plupart du temps man li may def rek moom mooy li may premier def moom mooy damay def ay promotion moom mooy damay promouvoir ay artistes déjà en tant que musicien parce que man promoteur la en même temps yàlla dimbali na ma ci musique bi dem dama xam ne il est grand temps que si ñu defal suñu yëfu bopp ma am sama label bopp mi ngi tudd Sen Afro Helsinki mi ngi Finlande donc daaw la tàmbale nag waaye yàlla mu ngi dimbali ñu ngi góorgóorlu nànk-nànk ak ay suñu moyens yu boor ñu ngi jàngale en même temps waaye lu may def ne nekkul ne dama tëb rek def ko li may def dama ci am sama diplôme bu wow koŋ génn ci major de promotion en Finlande donc yàlla dimbale la ma tamit li may def xam naa ko quoi nekkul damay tëb di def ko donc dama nekk nit boo xamante ni du ma xaar kenn ci lenn ci dara lu ma bëgg a def dama koy def ci nu ma ko mënee waaye dinaa ko jëf ci nu mu gën a baaxee donc man genre musicien boobu la du ma xaar kenn du ma ñëwee bi ma ñëwee Finlande benn anecdote ñëw naa Finlande Helsinki toog naa gis naa africain waaye africain pour ñu jouer sa problème la pour ñu am fu ñu répéter sa problème da ngay rang yàlla dimbali mu góorgóorlu ba am sama studio bopp pour ñu lay kese kenn du fay dërëm ñëpp nañ ko seede biir Helsinki fat naa ay nit ay artistes fekk naa artiste bu nekk ci kàmba ma génnewaat ko loolu yooyu laay def quoi. du bàyyi defar yàlla sax mais pour man daal comme art moo ma may ma am chance bi nii dama ci dimbali ay nit sans pour xool ci dara. yow nan nga dundee Finlande ba mën a vivre ak ñoom ak nan la ñuy dégloo sa musique ban façon de musique ngay jouer ak ñoom. bon man nag dama nekk benn musicien boo xam ne dama xaw a yaatu dama ubbeeku yemuma ci benn style musique kese parce que suma instrument de base moom mooy percussion donc boo nee percussion da nga naan Afrique. donc damay jéem a fexe boole musique africaine bi ak musique européenne bi ak muy li ñuy wax world music damay def jazz damay def afro damay def pop damay def rock damay def house music damay def techno damay def electro music xeetu musique bi nag ay indu sax joué ak ñoom donc nag duñ tàggane maanaam dañoo nekk ay musiciens yu mag a mag mais quand même bàyyi nañ suñu trace nag amul doo wax Makumba Finlande te xamuñu ma
loolu moom yàlla dimbal na ma ci quoi du càggane ay gagné ay raaya wala yu demee noonu waaye tamit am na lu may liggéey am na lu may représenté biir Finlande en tant que sénégalais sénégalais yi fa nekk mën nañu ma seede finlandais yi fa nekk mën nañu ma seede donc ba loolu waral tax may chaque année may indi fi ay groupe bi mooy 3e année bu may indi groupe finlandais di ci doxal ba def ci festival daaw ren ñu ne dañ koy defaat te lépp lu ñuy def ni dañ koy def par passion pour tamit musique gën a dem ko jëm kanam quoi donc Sénégal gis seen bopp Finlande gis seen bopp parce que Finlande beneen mooy sama deuxième dëkk parce que Finlande la aussi donc mu nekk loo xam ne daal maa ngi koy def daal dama ciy def ci kontaan day saf-saf mais dama ciy kontaan quoi parce que dama xam ne li ci kanam raw lu bët quoi. ok yow Sénégal ñu bëri xam nañ la ci musique bi. ci li ma yaakaar de. est-ce que tamit yaa ngi ciy def li ci war comme communication bi ci presse bi et tout. Bon communication à travers la presse pour siiw la wala pour xamle li ngay def la man su may def damay def pour xamle donc moom mooy li mu lay wax ni dama ñëw indi ay groupe jóge leen jëlee leen Finlande leen indi fii sama groupe déjà fii lañ leen gën a xamee ko Finlande sax donc xam nañ leen Finlande aussi tamit suñu groupe tamit ñu nekk groupe bu xarañ ñaari jigéen lay joué ñu ngi tudd sama groupe mi ngi tudd Afrotusonia c'est ça yi musuma ñëw Sénégal depuis astafurlah bokk depuis 6 ans chaque année su ma ñëwee produire groupe may ko album mu dem yoonam du ma ko laaj dërëm ay artiste mën nañu ma seede damay ñëw enregistré la booy am nga album booy mi ne ma non waaye man de grand mooy yow ma ne ko kaay suba ñëw di studio ma fay lépp jox ko son bi yu wow koŋ dimbali ko utal ko ay photo yu baax jëm ko teg ci yoon quoi te yàlla dimbali na ma ñu ma ko defalal ñëpp ñoom ñu ngi ciy gis seen bopp ñëpp ñu ngi Europe ñëpp waaw ñëpp macha allah bon ñu ci mujj def ñoom déjà ñoom am nañ seen EP ñu ngi góorgóorlu déjà kenn xamul leen woon ñu ngi leen commencé xam nànk-nànk pour bañ a tudd tur ñu ngi sant yàlla daal. ok yow festival bi tey moyens yi ak lépp artistes yi ngay invité yëpp kan mooy def lépp. Bon festival yi moom pour wax dëgg yàlla nag neex yàlla nag lépp ñoo ko defar suñu charge bopp maak suma parce que festival bi ñaari kii ñoo ko organisé ñaari parti la benn parti feneen benn parti Sénégal benn parti feneen moom mooy man beneen parti moom mooy Sénégal moom mooy sama beneen xarit bu tudd Samuel Mbaye moom mooy géré groupe Nastika man sama groupe moom mooy Afrotusonia lépp lu ñu dugal suba bu jënd soo suñu poste la jógee alxuraanul karimat laay waatee du benn ñaari dërëmu doomu aadama bu ci dugg du sponsor du benn support bu ci dugg bon peut-être nag réalité yi ñoom ñoo bokkul ak gis-gis yi ñoo bokkul wala bokk xam naa ne gisuñu suñu vision bu ñu bëgg a def mais duñ loo xam ne dañuy tere dem quoi parce que par A ou par B da nga naan dikk da ngay jël sa xaalis saa su ne di ko am dugal feneen foo xam ne foo ko warul dugal mais bu fekkee ne mën naa ko dugal fii te gis naa ne dina amal njëriñ sama réew laa wax de dina amal njëriñ sama réew musuma ñëw Sénégal organiser ma set setal laa wax de bu yaatu organiser ma concert day am musuma ñëw comme ni la koy waxee produire ma nit dama ko fi bàyyi trace parce que même maa ngi gis ay damay gis avancement dama koy gis saa su ne donc gouvernement bi am na lu mu mun def ñu tamit am na lu ñu mun def man daal damay indi suma participation moom mooy damay indi sama pierre ci édifice pour jàpp ci affaire yi donc nag yàlla dimbali tamit artiste bi ñu ngi comprendre quoi xam nañ ne kii am na lu muy def am na ñuy comprendre am na ñu dul comprendre mais ñi di comprendre boo xoolee ñoom ñooy ëpp te ñoom ñoo soo xoolee sax ñoom laay gën a soxla ñi nga xam ne ñoom laa gën a yaakaar ñoom ñooy gën a comprendre donc ñeneen ñi comprendre noonu après dañuy mujjee di suivre mais day fekk mu trop tard mais yàlla tamit mu ngi suturaal daal. yow noo dundee musique bi fii Sénégal tey. bon musique Sénégal bi bon du ma ne maîtriser naa ko du ma ne maîtriser wu ma ko parce que musique Sénégal bi boo xoolee la musique bu mag bi ñuy wax fii Sénégal mbalax la donc. ñun suñuy temps boo xoolee mbalax amoon na d'accord mais dafa mbalax amoon na mais yeneen musique yi tamit amoon na quoi amoon na ay jazz amoon na ay afro amoon na ay acoustique da doon dox wax dëgg yàlla ñun dañu joué man toog musique laa doon dundee organisé woon naa dem musique kese laa doon dundee danaa liggéey su may liggéey parce que peintre laa aussi quoi may defar samay tableau léeg-léeg ma def peinture ay peinture cœur ay décoration doon ma ci génne mais musique bi am na nu ñu ko doon gën a organiser mu gën a ak club yi ni ko gën ko defaraat encore parce que boo xoolee professionnel de la musique yi ñoo fi ne amatul léegi ay businessman rek fi am ay wutkatu xaalis ñoo fi am quoi mais bu njëkk ba professionnel de la musique déjà ñu nga noonu ñii di gérer boîte yi ay anciens musiciens la ñuy nekk wala ay anciens show business ñu la ñuy nekk ay jamono Just for You amatul jamono Tringa yooyu yëpp amatul ah jamono musique Dakar dafa neexoon chaque jour du doon am dara lu neex mais léegi nii boo xoolee mbalax nag donc mbalax bi boo xoolee ba loolu moo tax déggoo benn musicien international
déggoo benn musicien international ku ci deful collaboration ak ba ay européen wala ay artistes européens doo dem fenn bul sonal sa bopp doo dem fenn kooku maa ko wax parce que xam naa musique européenne bu baax a baax a baax a baax damay wër a biir àdduna bu baax a baax a baax maîtriser naa ko bu baax a baax damay gis ay groupe moo ne kii du dem fenn parce que du ma ne du dem fenn parce que par concept la parce que musique européenne bi musique bi nga xam ne moo mun a jaay Europe yaa ngi koy gis nigériens yi ñooy jaay ghanéens yi ñooy jaay sud africains yi ñooy jaay ba ci éthiopiens yi ñu ngi jaay léegi ba ci érythréens yi ba Mauritanie bi ñu jógee sax mi ngi jaay Gambie bu ndaw bi sax mi ngi jaay ci Sénégal jaayul xoola Jali xoola kii comment il s'appelle encore Jalimadi ah mi ngi doxal da nga koy gis si Scandinavie bi everywhere da nga koy gis fépp mu ngi doxal day jouer ay festival yu mag a mag yu gën a mag biir Finlande yu gën a mag biir Scandinavia lu weesu Youssou Ndour doo fi gis kenn donc Wally Seck moom mu nekk tamit mu ngi nekk benn jeune boo xam ne xoolee mi ngi góorgóorlu mi ngi dem mi ngi gis yoonam mi ngi dem da nga koy gis ne kii au moins il a compris quoi donc léegi jeunes yi dañu war a topp genre exemple yi demee noonu ñu ngi koy topp nag donc ñun moom man dama gis ne suñu devoir moom mooy ñu wan booy yoon bi man loolu mooy sama devoir mënoon naa ñëw vacances toog jàpp sama ñàmbur de mais dama ne su ma ko du ma mun muñ man dama parce que man passionné la quoi mais yàlla moom ñuy dimbali tamit booy ñu ngi ñëw di jege si ñu ngi ci jël ay conseils te ñu ngi koy gis mais booy yi ma xam yëpp yi ma coaché ñëpp macha allah ñëpp macha allah ma ci coaché yëpp teg leen ci yoon macha allah ñu ngi joué ñu ngi doxal quoi ñu ngi tukki ñu ngi dem di ñëw. boo doon conseil booy yi comme fii Sénégal léegi mbalax bi fi ëpp tey kon ban conseil nga leen jox parce que defe naa ne mbalax moom boo nee Sénégal mbalax la ñuy wax peut-être rappeur yaa ngi fi mais mbalax bi moom moo fi gën a ëpp doole tey kon doo leen di conseil ñoom ñëpp loolu laa leen di wax nee naa leen jege leen mag yi jege leen grand yu tabe yi grand yu am expérience ci musique bi grand yi xam yoon bi grand yi nga xamante ne moom mooy yéwén nañ ci liñ mun ci joxe parce que tamit conseil da ngay yéwén pour joxe ko da ngay joxe te sans xaar dara en retour mais gars yi fii kuñ fi dimbali am nañ ci benn intérêt mais nañu jege ñi nga xamante ne bëgg nañ leen dimbali wala yoon parce que yoon bi la ko woon doo dem ah bul sonal sa bopp da ngay dóor bu mbëkk miir bi ci baat yi ngay yem parce que Sénégal la nga yem quoi gaa nag di nga fi am dara mun nga fi am dara parce que soo saa boo tëggee soirée di nga am sa xaalis mais sàmbay mbayaan du wëy poste day bënn mais yow ci biir kii dégg naan da ngay tëgg leket da ngay def batteur nga at yëpp yooyu yëpp métier bi yëpp nan nga ko boole te dégg naa maa ngi ñëw ci nee nga da ngay def médecine en même temps léegi noo mën a boole métier boobu yëpp. man bañ naa loolu sax tax ñu jël ma fi may liggéeyee musique bi ci boppam moo tax ñu jël ma ak rasta yi may def nii moo tax ñu jël ma parce que déjà ñun ay africain lañu munoo muusa ko wane ba doon tubaab donc africain da nga am ni nga mel noonu ngay doxee te nit ki mënoo koo changé te nit ki kenn mënu la wax changé la donc déjà Europe dafa nekk dëkk boo xamante dañ lay respecté ci li nga mel mais tamit sa comportement dafa am solo da ngay nekk nit ku set sa xel mi set yow nga sell donc boo xoolee musique bi nii li ma koy fi may liggéeyee am naa fa guitare am naa fa jémbee damay toog maa ngi liggéey ay nit yoo xam ne wéruñu mais da ngay musique bi may tëgg da leen di calmeloo wala boog bu fekkoon dafa ñamoon ay problème dañ koy fàtte yooyu yëpp loolu laa di liggéey damay ñëw nekk damay am ay samay programme spécial yoo xamante damay ñëw dajale leen ñu def ay affaire donc mooy loolu dama ciy jot ay seen ngërëmu waajur lu nekk laa ci gërëm ay félicitations yu dul jeex. ok bëgg naa xam médecine bi ci lan ngay yëngu. médecine bi lu may yëngatu moom mooy naka laa ko mën a expliquer comme infirmier la sama titre dafay nekk comme infirmier du ma psychologue mais quand même jàng naa tuuti psychologie donc di nga xam xel nit lu muy doxee ak naka la ñuy toppatoo nit ba nga xamante ne bu amee lu ko naqare da ngay def ba génnee ko mais à travers sa art bi ngay def muy musique muy peinture donc loolu demee jàng naa ko am naa suma diplôme yàlla moo ci sutural maa ngi koy liggéeyee ak sama personnalité bopp suma man ni mu mel loolu soo ko boolee combiné ko da ngay am li nga xamante ne mooy ay outils de travail la boo xam ne di nga mën a jëriñ nit ku lu bëri parce que musique mooy maanaam benn affaire boo xamante ne nit ki lu sa xel dem musique doo ko fàtte donc mooy mën a utiliser comme outil de travail quoi. ok médecine bi foofu ngay jàng tamit seen làkk nga koy defee ou bien en anglais ou bien. voilà histoire médecine bi sax parce que man ku ma newoon dinaa mos a dem nekk infirmier du ma ko mos a gëm dem naa ba may dugg Finlande maa ngi am 36 ans. toog naa fa parce que dëkk boobu mënoo fa liggéey te déggoo làkk bi bul sonal sa bopp amul ay affaire anglais yooyu yëpp taxawul dama dem école encore jàng na langue bi pendant 3 ans et demi ci biir 3 ans yi maa ngi doon kiiwaat ba yàlla dimbali nañu sénégalais la xaw ma la mais suñu xel dañu gaaw a dégg làkk quoi ma gaaw a dégg làkk bi imprégné wu doon liggéey ci ak jeunes yi parce que man liggéey na su ma liggéey daf ma permettre ma liggéey xale bu am 2 ans ba mag bu am 100 ans donc mun naa liggéey à partir de 2 ans ba 100 ans mun naa leen contrôler quoi
te loolu yëpp maa ngi ko jàngee ci làkk bi ci làkku dëkk bi laa ko jàngee lépp diplôme yi am ci làkku dëkk bi laa ko jàngee lépp ci làkku dëkk bi laa ko jàngee ba pare doon xeex doon ko xëccoog ay tubaab yàlla dimbale bu may am suma diplôme aussi promotion laa génnee donc moom la ñuy wax stipend quoi donc moom yàlla dimbale ma ci loolu trop ak atu yi parce que loolu yëpp li ma ko permettre moom mooy atu yi ma am la moom mooy atu musical bi ma am atu artistique bi ma am loolu moom ma ko permettre donc sa xel dafay yaatu quoi d'autant plus que bëri na mathématique aussi te yàlla dimbale na ma trop ci mathématique aussi donc moom lay wax booy nee na la bu fekkee da ngay def musique bu def musique kese wóorul bu gars yi désaccordé sa baat bi nga waaru. ok mais xalaat nga tey médecine boobu ngay def ñëw fii Sénégal yi fii ñu nekk nii suñu dëkk di ci dimbali askan wi bu baax a baax. mais bien sûr éducation médecine bi kese mais art thérapie dafa am kooku dafa yàgg ci àdduna ça dépend ak nit ki valeur bu ñu ko jox rek. moom mooy li wax man li may xeex nekkul ne musique rek lay def man def ma musique kese de parce que boo xoolee festival bi dafa am activité urbaine ah ñuy liggéey pour suñu commune Parcelles ñëw nañu premier jour ak deuxième jour le 7 ak le 8 dañoo def set setal bu yaatu après ñu ñëwaat encore def nañ suñu conférence de presse le 10 pour wax exactement li ñu ci jublu ak partenaire li ñu am ak yooyu boo xoolee le 13 bi dañuy amaale ne encore may liggéey en collaboration ak benn association artistique bu tudd ARPA association des artistes des Parcelles Assainies réunis muy ARPA donc ñu réaliser benn fresque murale bu mag parce que association boobu dañoo nekkoon ay artistes dajaloo ci benn groupe rek di def seen ay di wax rek di doon defar ay exposition ak yu demee noonu mais loolu nekkul man dama gisoon ko ne loolu nekkul woon parce que def naa ko ba pare du ma ne gisuma ci njëriñ mais dafay individuel te doo am visibilité donc nga def loo xam ne dafa fës da ngay ñëw autorisation ñu jox la benn mur bu mag nga def ci fresque boo xam ne dafay yeete donc thématique ren bi mu nekkoon thématique sur le réchauffement climatique donc moo tax ñu def loxo boobu noonu téye globe bi donc nga gis ñaari pàcc yi fii nga gis fii nu mu amee misère fee nu mu amee bànneex ak nii ngay gisee voyage bi donc réchauffement climatique bi mooy indi immigration bi kii demee noonu donc artistes yi comprendre li mu bëgg a def vraiment ñu suivre ma si mais après ñoom boo xoolee ñoom dañoo nangu sa projet bi benn yoon te man loolu noonu laa ko bëggee woon donc li ñu ci nangu noonu moom mooy man bànneex boobu laa ci am quoi. léegi artiste peintre bi moom da nga ko jàng ba yor say diplôme. artiste peintre moom li ma lay wax rek comme dama si man du ma ne dama juddoo pour man personnellement man xam naa man dama judd rek nekk ko mais peinture bi déjà maa ngi ko commencé def réellement bu ma ñëwee cours Sainte-Marie daan fekk fa ay artiste peintre yu gën a mag ci Sénégal ñoom ñëpp fa la ñu doon liggéey boole kook li ma jotoon a xam tuuti ci ñoom yenn artistes yi ñoom ay El Hadji donc Jo Wakam moom moo tax ñu may wooyu Jo ci boppam moom ma tuddee Jo Wakam parce que man maa ko doon jëndal ay café Nescafé mbuusu café juróomi dërëm yooyu ay di ko jëndal ay cigarette ay affaires yu demee noonu donc foofu laa jotee fort comme comprendre man dama teel a comprendre art quoi ba pare sama fu ma dëkk art village dafa jegoon village des arts de Dakar xam naa xale yi léegi dañu ko xam moo ñaacoker donc fa la ñu doon defee ay affaire recyclage donc man affaire recyclage dafa ma mos a intéressé quoi bu ma nekkee xale donc moo tax thématique ren moo pour njëkk a organiser set setal pour conscientiser na nit yi ci plastique nu mu nekkee danger ak nu mu munee yàq environnement bi yàlla dimbale na ma aussi tamit gars yi comprendre nañu à 100% mais ñi ci comprendre tamit loolu doy na ma parce que xam naa ne ay xale yu ndaw lañu ay jeunes yu tuuti te ils ont compris léegi ñoom ñu constitué wu en petit groupe def ay association ba ñoom ñëpp léegi à cause de setal ñoom ñëpp ñu def seen association mu nekk benn ñu xam donc bu ñu tasoon nekkoon ay 10 léegi nekk nañ benn groupe au moins de 300 donc loolu dara la quoi donc booy daal yaakaar naa affaire bi mi ngi avancé daal. yow art bi festival d'art bi mos nga ko def pour ñu exposer ay tableau texte prix ou bien. bon Sénégal nag moom exposé naa fi moom wax dëgg yàlla exposé naa Blaise Senghor cours Sainte-Marie de Hann ak yenn galerie de la place Europe aussi exposé naa fa exposé naa Finlande exposé naa Sweden exposé naa aussi Vienna yëpp def naa ko am na ay galeries en France yoo xam ne exposé naa fa aussi mais man def ma woon art bi pour am xaalis parce que man dama gëm ko ne nekkul lii nii laa mun a amee xaalis di jaay ay par benn tableau ak ñaari tableau loolu xaaruma loolu su ma naree am xaalis par si projet laa koy defee quoi donc moom mooy projet yi may def ni def ay artistes ay groupe comme ça nga am ay financement artistes yi mun cee gis seen bopp man loolu mooy sama xaalis nit yi di si gis seen bopp man loolu lay woowee xaalis waaw. mais
festival bi est-ce que jël nga télévision yu mag yi ñu couvrir ko. parce que tamit festival bi di nga jël télévision yu mag yi dem ci presse beeg yëpp. di ko kii communication bi jaar bu baax. waaw parce que sant yàlla aussi moom laa lay wax parce que daaw laa ko def sa première édition bi tamit ñu def ko deuxième édition. boole ma presse yëpp sànni samay image yëpp jàppale te yàlla tax parce qu'il a compris ce que je veux faire te billaahi wallaahi taala laaju ma dërëm billaahi wallaahi taala laaju ma dërëm donc am lu war ba war nag am na lu nga xam ne la dala war di nga ko war def doo déplacé noonu nit ci tamit mais yàlla sant yàlla bu baax quoi et puis journaliste tamit jàpp ci majeure partie presse bi yëpp ak fa woon donc instant yi festival bi gars yi xam nañ ko mi ngi si réseaux sociaux yi bu baax a baax a baax mi ngi ci yenn site internet médias yi mi ngi ci biir tey si suba mi ngi woon ci Sen TV Astafurlah TFM dem mi ngi woon Sen TV donc instant yi am na yeneen ay kii nu mu tuddati encore 2STV yooyu yu ñëw ak yem TFM yooyu ñu ngi ñëw donc am na solo daal yàlla mu ngi suturaal. yàlla baax na waaw léegi tey soo amoon looy dëxañ ci mbir mi loo bëgg a lancer ci festival bi tey comme diaspora bi ñu ngi lay déglu. waaw xam naa ni soo paree am na làkk boo xam ne yow yaa ko mën di nga ko ci sànni pour sa gars yi tey. au festival bi la lu ñu ci mën a jooy ba jooy rek moom mooy dama yaakaar que ne dañu ne parce que ñun ne bokk Finlande bokk Finlande nu ñu doxalee dañuy financer dañuy joxe budget de par maanaam importance su projet donc man mënu ma ñëw nga comprendre nga ne kii dafa nekk benn projet boo xam ne dafay lié ñaari dëkk Sénégal amul ambassade Finlande Finlande amul ambassade Sénégal ñun ñu jéem a créer pont boobu ci ay affaire de festival ak ay activités da nga ne bu njëkk ba ay ñetti Finlande la ñu doon ñëw léegi nga gis ay une dizaine au moins ñu ngi ñëw donc affaire bi dem ba nekk pont commencé nekk pont gars yi ñu ne taxaw di la seetaan day xaw a yéeme nag tuuti wax dëgg neex yàlla nag approché nañu ñi ñu war a approché ci gouvernement bi jaaral nañ suñu kayit fi ñu ko war a jaaralee peut-être yàlla ko dogalewul noonu parce que tamit boo xoolee budget wu culture bi tax koo demee noonu Sénégal fii parce que budget bi dafa nekk 0,65 wala 0,75% même pas 1% budget Sénégal donc dafa xaw a yéeme donc bu fekkee ne foofu nga bëgg a jógee Europe tamit ñëw fi naan da nga raagante gars yi moom day xaw a metti parce que man su fekkee nag ma nar a jox benn budget boo xamante ne wax dëgg yàlla mun naa ko génne sama poche am koy génne ci affiche bi ñu ngi ci gis ku ñuy wax Ismaïla Sané kooku mooy kan ci artiste yi. Ismaïla Sané waaw Ismaïla Sané dafa ne ndaanaan gu mag nekk Sénégal doomu sénégalais waa Casamance yàgg na Espagne. waaw yàgg na Espagne wax dëgg na yàlla nag mu def ay liggéey yu rëy jóge Espagne ñëw dëkk si Finlande tamit di fa def liggéey yu rëy ba fi ñuy toll nii am na groupe bu ñuy wax groupe Saïsba donc wax dëgg na yàlla daaw sax boo xoolee moom moo jëloon raaya musique africaine foofu noonu donc mu nekk nit koo baax xamante ni wax dëgg yàlla gaynde guy rayante la foofu mu ngi koy rayante mi ngi représenté musique sénégalaise bu baax a baax waaw nekk ñu baax ay anciens la ñu donc parce que Finlande la ñuy wax ne foofu la artiste sénégalais yu mag yëpp laaxatu ay ñoom Ran Diallo ñu ngi foofu noonu ñoom ay Badou Dugub ñoom ñooy way dugub donc ñoom ñëpp ñu ngi foofu noonu ay ñoom Maysa Niang ñoom ñoo way Sawaaji xam nga donc gars yi ay ndaanaan yu bëri ñu ngi foofu tamit laaxatu donc muy affaire boo xam ne benn fief tamit ñooñ tamit bu ñu ñëwee ñoom tamit ñu ñoo teg ñu si yoon ñoom fi nga xamante ne ñoom egguñu fa ñu ñoo koy yegale loolu moo waral sa festival bi parce que festival bi ñu bëri xamuñu lan moo turu Finlande sax lu ko indi Sénégal benn artiste bu tudd Sakari Koko la moom moo njëkk ñëw Sénégal en 79 donc xamanteeg Étoile de Dakar donc moom boo gisee sound boobu musique morceau boobu noonu Billaay Xaalis neex na kii laa bëgg wax sax comment ça s'appelle encore Billaay Xaalis neex na la Billaay Xaalis neex na xam naa si dara bi bokk na si ñi kër ak mbiib nekk temps Youssou Ndour mi nekk xale ñoom ñëpp ñoo doon ànd donc moom sax mi ngi si festival bi moom sax moom la ñuy wax mooy papa festival bi donc moom ren ji bëggoon nañ ko aussi sagal jox ko raaya aussi màggal ko ci li mu def moom parce que bu dul woon moom kenn ñu nu joxam Finlande donc loolu yëpp ci la quoi. kon ñoom dinañ dugg festival bi dinañ yéeg sur chaîne. ñi présenté leen sénégalais yi leen dëkk. incha allah ñu ngi continuer ci musique bi. incha allah loolu moom dinañ ko def bu baax dinañ leen fësal bu baax gars yi xam que ne aussi am na ay artistes sénégalais yu bëri ñu ngi ci Europe bi kenn xamu leen te pourtant ñu ngi amee raay yu bëri man maa ngi ni daaw suma projet bu ma def ak benn groupe bu nekk Canaria Naya Band ñoo jël 2018 meilleur album ñu ngi ak suñu Palme d'Or 2018 ak 2019 yëpp ñu ngi ak suñu Palme d'Or te kenn xam ko donc da lay wane nekkul gars yi c'est pas tellement médiatisé parce que gars yi duñu ko comprendre donc il a fallu que à travers festival bi ñoom ñu def ay plateau télé
donc pour ñu mën a leen xam parce que festival loolu mooy njëriñam moo at ñi nga xam ne ñu ngi dox suñu doomu dëkk yi nga xam ne kenn amuñu chance tamit ñu ñëw fi ñu wane leen ñu xam lu ñuy def aussi ñu wane leen loolu moom mooy yoon parce que gars yi tamit ñu ngi béy seen waar ci biti bu baax ah. ok am na beneen tubaab boo xam ne nee nañu woon mi ngi woon Asawali Asamaan ndax tey dafa ñëwaat ci festival bi te dañ ko gëj a gis. moom laa leen di wax ni Asawali Asamaan boobu ngeen gis noonu ki ko fi indi ci boppam laa lay wax man avant Asawali Asamaan Asawali Asamaan def na liggéey bu rëy nag moom parce que moom boo xoolee moom mooy jël initiative njëkk jël groupe Sénégal yóbbu ko fenal mais kii wan Asawali Sénégal moo fi ñëw. nee nañ sa relation yow yaa ak Maysa Niang. Maysa Niang mooy sama woykat man moom dama koy wax fu ne moom mooy woykat bi moom xam na loolu moom xam na man xam naa donc même relation boobu la am ak Yves Niang tamit sama doomu ndey la même relation boobu la am ak seen rak am na seen rak bi yooyu Maka Niang donc man aw ma xaar ma yàlla kenn déggoon nañ fi tamit Asawali Asamaan ñoom tamit. Asawali Asamaan moom bon loolu yàgg na c'était dans les années 80 donc ñoom ñoo yóbbuwoon ñoom ay Maysa Niang ñoom ay Ndioba Gueye ñoom ñoo yóbbuwoon grand yooyu yëpp parce que boo xoolee presque Sénégal yi fa nekk yëpp Asawali mën na yóbbuwoon donc ba yàlla def nii tey ñun ñu ngi fa ñoom ñoo bu buntu bi donc mënuñoo ñaaw ak ñoom ñooy suñu ay mag